waaw mais madame Sarr vraiment tey moom xaw nga maa tiital ci diagnostic bi nga xam ne si moom nga def envers li nga xam ne si moom moo di góor ñi parce que su fekkee ne si ni parents yi ñoom ñoo cultiver loolu ci ñun tey ñu màggale ko ba mu tax suñu ay sœur suñu ay jigéen tegatuñ leen ay nit ay objet lañ leen bëgg a jàppee quelque part. mais DJ Kader xam nga jigéen yàgg na nekk objet de plaisir objet d'avancement objet de réussite on a toujours utilisé la femme toujours dañoo utiliser jigéen et puis pour ñu mën ko noot dañ koy gëmloo ko ne jigéen nii la war a mel dangaa war a noppi doo am droit à la parole tu doo wax jigéen de làmmiñam li lay wax wàcceel sa baat yooyu yëpp dañ ko yàgg di exploiter jigéen ñu ne jigéen yow dangaa war a soumettre et puis c'est normal même dans la parole de Dieu la soumission totale jigéen dafa war a soumettre à son mari mais en contre-reverse góor tamit lañ ko wax ca jigéen ba ak ca kër ga tamit duñ ci faral di appesantiru duñ ci faral di insister de ce fait góor defe na ne il a droit à ça sur la femme parce que peut-être que c'est comme on dit naan jigéen mooy société jigéen moom mooy baax lépp baax jigéen mooy bon lépp bon kon donc focaliser majeure partie wu éducation bi ci yar jigéen ñi defar seen jikko mais aussi xamal leen fan mooy seen place ci société moom moo tax mu demee noonu. waaw loolu man d'accord naa ci. mais kaay ma wax la leen na su fekkente ne jigéen dañ koo defar parce que jigéen mooy société. parce que xam nga benn fukki góor yu bon. moo gën téeméeri yoon benn jigéen bu bon. mais nag kaay ma wax la DJ Kader bu ñu paree ñaari doomu aadama yi ñoom la ñuy boole ci société bi. moom la ñuy boole ci biir kër moom la ñuy boole ci service yi su fekkee jigéen bi dañ ko defar ba mu baax. góor bi defaruñu ko niñ ko war a defaree ba pare ñu jël góor bi boole ak jigéen bi ñu ne na baax dafa mel ni nga jël paanu ndox mu leer nañ jël daal di jël toq goudron. daal di ciy sotti nan lay mel parce que góor googu noonu tey. nga xam ne négligé nañu côté éducation am comportement am suba moom la ñuy dénk jigéen bi moom lañ koy teg ci loxoom pour mu yor ko s'il a un caractère sauvage ngeen baal ma ci kàddu gi mais loolu jamais du mën a dem souffrance su jigéen ki lay doon loolu mooy ñëw indi violence yi dafa bëri façon dafa am yu sournois am yu fës am na ñoo xamante ne tey ñu dóor leen sax moo leen gënal tey violence bi ñu leen di subir loo ci biir kër yi ñu dóor leen kurpeñ leen mu néewi moo leen ko gënal parce que góor mën na forme de violence bu nekk te jigéen ñi ñu ngi koy subir ci biir kër yi ak ci biir société bi te duñu wax doy na waar vraiment xam naa ni tableau bu sombre nga peindre tey jii góor ñi et j'espère que ni ci kanam ñoom aussi dinañ mën a dugg indi leeral ci loolu wala ñu sax tontu ci dara ci 88 628 15 14 moom mooy ñi nga xam ne seen yéen ñuy ñeenteel ci plateau bi incha allah yaay Fatou Ndeye Fatou ngay bàjjenu gox tey fi situation bi toll ñu dem a dem ba nga xam ne si ne actualité bi saay bu ñu xëyee moo nuy yee moom la ñuy gontoo moom la ñuy tëddoo moom la ñuy fanaanoo mu jëm ci wàllu violence ak forme violence yi yéen naka ngeen koy déggee ak it naka ngeen ni soññee askan bi ci loolu ba ñu mën koo moytu. waaw Kader loolu boo ma ci laajee dinaa ci sawar pour tontu ñun bàjjenu gox ndax violence bi dafa yàgg na fi. dafay soog a feeñ parce que dañ ko doon nëppal léegi nag nëppal bi la nit ñi dindi ñun bàjjenu gox yi nag suñu rôle mooy dugg ci population bi di sensibiliser population bi di waxtaan surtout ak yaay yi la ñuy waxtaanal suñu demee waxtaan ak yaay yi ñuy waxtaan ak seen doom yi parce que yaay yi lépp yaay yi la ndax soo yoree sa doom da nga war di waxtaan ak moom soo yoree sa doom da nga war di ko xool di ko nemmeeku di xool ci lu mu nekk ñun bàjjenu gox ci loolu la ñuy yëngu violence bi góor ñi di tekk jigéen ñi tamit ñu ngi ciy waxtaan parce que di nga gis góor goo xam ne mi ngi sonal jabaram du ko dóor nag violence verbale bi may wax la mooy di ko def loo xam ne mu ngi dagg xolam ci biir kër gi goiate bu bëri bii ngay gis lii lépp violence verbale bi moo ko indi léegi ñun nag suñu demee ba nga xam ne gis nañu benn cas boo xam ne nag xam nañu waaji xam nañu soxna si dinañu dem ndaw si su ñëwee waxtaan ak ñun dinañu dem bu fekkee ne xamante nañoo ak waaji nag moo tax ñu mën a dem pour wax ak waaji mais suñu xamantewul ak waaji duñu mën a dem pour wax ak moom dinañu yedd ndaw si dem ci chef de quartier ba wax ak moom bu fekkee ne nag xam nañu waa ji dinañu gis waa ji dem ci moom toog ak moom waxtaan ak moom delloo si xelam xamal ko ni jigéen
nii nga koy def nii nga koy waxtaaneek moom doo ko def nii surtout nga am ak moom jaboot waroo koo def nii te léegi xam nga ñun mag ñi sax léegi violence bi ñuy def mag ñi bokkul ak violence bi ñuy def xale yi xam nga xale yi léegi ñoom dañ leen di dóor mag ñi nag duñ leen dóor dañuy wax mooy violence verbale bi ma lay wax dañ leen di wax yu bon yoo xam ne mu ngi dagg seen xol mooy bi gën a bon nag violence boobu du violence bu baax bu bon la ñun bàjjenu gox yi nag ñu ngi ciy béy suñu waar ñu ngi ciy def lu ñu mën di waxtaan ak population bi. xam nga violence bi nga wax ni man dama koy tënk ci torture psychologique téye nit rek di ko xol ñoññal xolam di bon xolam di tàng muy am lu ko naqari trop te mënta génn di ko wax parce que bu dee dóor dina marqué bu dee saaga dinañ ko dégg bu dee yenn mais jëf ju sew violence psychologique boobu nga may bëgg a wax dafa bari ci ñun dafa bari góor ñi dañ koy def jigéen dañ koy def jigéen te moo ëpp léegi sax moo ëpp jigéen ñi ngay gis genn wàll gi yëpp di am goitre presque lu bari loolu moo koy def parce que dañ leen di def loolu te duñ ko wax dañ koy nëbb parce que dañuy bañ seen doom yi mooy mag ñi dañuy bañ seen doom yi yëg ko dañuy bañ seen doom yi yëg ko xam nga loolu tamit dafa metti na trop metti na góor ñi ni ñuy def jigéen ñi doy na waar metti na de metti na violence boobu moom violence bu doy waar la te moo bëri léegi ci jamono ji mais lan moom moo ko sooke ba ñu agsi fii nii parce que dara mënul xëy rek am waaye am ba noppi nekk phénomène parce que xam nañ lekk plat yu bees xam nañ ngoy bu bees xam nañ feccin bu bees mais violence bu bees ba àgg ci benn niveau bi foog ñu jéem a seet lan moom moo ko sabab waaw loolu nga wax Kader dëgg la loolu lu jar a seet la te loolu dafa yàgg de dafa yàgg day soog a génn feeñ nii rek mais lu yàgg la ba pare loolu ci yarin bi tamit ci yarin bi laa ko teg ca commencement xale ba la mu màggaale ko pour man loolu mu ngi ci biir. am na ci solo jërëjëf kon donc violence bi nga xam ne si moom la ñuy waxtaanee tey mooy violence faite aux femmes et aux enfants jëm ci li nga xam ne rek moom mooy ci yar bi ci éducation bi nga xam ne si ne ni moom la ñuy teg ñenn ñi ci bu ñuy nekk xale. waaye madame Sarr Desroses xam naa ni yow li may bëgg tey mooy nga développé ma tuuti ci góor ñi tamit parce que sévère nga peindre nga ñu tableau bu ñuul kukk boo xam ne xam naa ne tey. mucc ci dina jafe mais à qui la faute. waaw à qui la faute DJ Kader peut-être que l'impunité waral na aussi ampleur bu mu jël tey cette violence-là qu'on fait subir aux femmes et aux enfants parce que tey boo xoolee ci suñu société sa jëkkër bu la joxul dépense violence boobu tamit beneen la dañ lay wax nga muñ ko sa jëkkër bu la xasee dañ leen ne nanga ko muñ ni day am kilifa sa jëkkër bu la dóoree ñu ne la demal nga muñ dinañ wax ak moom dootu ko def seetal ci xale yi li ko jox ampleur su fekkente ne violence faite aux enfants côté justice bi tamit may na leen ci lu bëri même violence faite aux femmes violence yi l'impunité tamit tax na bu mu yegsi fii mu yegsi parce que bu fekkee boo dóoree nit ba gaañ ko mu wut certificat médical ñu da koo truqué boo violenté xale buñ ko ca reyee sax lay xaw a mel ni ñu ngay caw borom mais buñ ca jëlul bakkanam gaa ñu dugg génn sos góor bu violenté xale par exemple nga violé ko ñu wutali la këyitu ne da nga impuissant da nga yoom sukkandiku ci foofu ay nit ñu gën a bon sax ka def jëf ja jóg ànd ak moom di ko xeexal ci loo xamante ne moom bàmmeelam la yow sa bàmmeel suñu justice bi aussi am ñoo xamante ne vraiment ci justice ay juges yoo xam ne dem nañu ba ñu mën leen a corrompre ci kaw lan yàlla rek moo ko xam parce que loolu ça se passe dans les coulisses léegi su fekkente ne yow tu es un homme violent envers la femme wala envers l'enfant gis nga ku def pire que toi te mu ngi pavané dans la nature mais yow doo am difficulté def ko parce que à la police à la gendarmerie ils font du beau travail ci cas yooyu na leer dañ koy liggéey ba mu rafet jël jox justice jël xëpp suuf une fois au tribunal rek dafa mel ni kon yow foofu ngay pointé du doigt que ni non li tax mu jël ampleur xam nga da nga ne ampleur dañ leen a yokk fit waaw l'impunité fii da ngay tooñ ba pare ay nit jàppale la ci kaw tooñ bi nga tooñ nit ñi xoolatuñu sax yàlla mais adduna le monde
et puis xam nga man dans mais est-ce que bu boobaa tamit nekkul ni peut-être ki ñu wax ni dañ koo tooñ moom lañ ñemewul moom lañ wóoruwul ay kàddoom wala xëy na tamit amuñu preuve yu doy yu mot sëkk ni que violence bi ñuy wax ak forme bu mu mën doon que ça soit côté viol sexuel wala violence physique sax wala verbal ak lu mu mën doon amuñu ci lu ñu jàpp loo xam dañuy wax ni dëgg la ay la yéwén nangam bi am na. mais preuve yi wala peut-être que dañ koy tardé déclaré ba nga xam ne ni day fekk preuve yëpp disparaître. non preuve yi daf fii ne ña lay soutenir sax xam nañ ne yow lii yaa ko def di jëkkatee da ngay am sa doom. xanaa ko kilifa lay doon. xaaral da ngay am sa doom mu sàcc mu leer na ne sa doom day sàcc ndax yow la njëkk a sàcc. nga ne da ngeen koo bañ. loolu du gis ngeen ko fi ba taay mais dëkk bi nag loolu moo fi am da ngay tooñ ba pare am ñu la supporter la ndax lan parce que ça dépend da nga bokk ak ñoom wala dafa am looy représenté wala peut-être que nga jotal tel kala bëgg a sànku la sax yaa sànk sa bopp neexu la xam nga DJ Kader par exemple bu ñu demee ci siiwal bi nga xamante ne tey am na ñuy ñeme sax di ko siiwal violence bi ñuy def jigéen ak góor tey am xam nga lu tax bu njëkk loolu amul woon li yàgg na fi de parce que da ngay weer sa bopp tu te dénigres pour rien soo gisaan bu ñu violenté nit ñu di ko nëppal da ngay siiw pour zéro du am solution loolu moo tax nit ñi daan ko noppi parce que naafeq gi dafa bëri ci biir violence bi ñuy subir loo femmes yi ak xale yi te société bi tey moo devenir naafeq société bi tey ñi nga xamante ne dañ ci dëggu bëreetuñu ñi nga xam dañoo ragal yàlla bëreetuñu man DJ Kader du ma la ñeme du ma la ragal tey ñeme yàlla vous parlez avec le cœur. Non, je suis une femme. Ouais, étant une femme, d'accord, am nga say argument. Mais là, c'est... Non. C'est quelque chose boo xam ne si ni ku xamul tam mu ne est-ce une histoire vécue wala rien que société bi moom moo la forger ba nga mën a xam carrément naka la nit ñi di comporté woo que la justice nii lay doxee que société bi aussi nii lay doxee envers ki nga xam ne si moom moo di le présumé victime des faits yi nga xam ne moom que lañ koy reproché wala lan. Ok DJ Kader laal nga fu ma neex. Tu m'as vue toute vêtue en rose. Effectivement. Man je me surnomme Madame Sarr des Roses. Son mari est son nez. Animatrice de la vie en rose, docteur spirituel. Man li ma tax a jóg gis nga ko mooy que la vie soit rose pour tous. Ni may waxee c'est l'onction de Dieu. J'ai démarré avec la puissance du Saint-Esprit. L'onction laay waxee mais pas xol. Parce que plateau du pour mer. Cela se voit que yow dooy déglu samay émission à la rajo soo koy déglu nga xam ne man c'est comme ça que je combats le noir dans la société sénégalaise. C'est avec assurance et je sais m'affirmer quand je suis dans le débat. Mais à part ça du leneen d'autre. Quand je défends l'injustice damay dëggal sama bopp. Quand je défends l'injustice parce que man li nga xam ne mooy sama rôle surtout mooy sëy yi souffrance yi ci biir sëy yi afin que sëy yi mën a régénérer wu parce que li ci yàqu dafa bëri donc moi je vais avec assurance dans ce que je dis et je suis dans la société damay dugg damay génn dama xam li fi xew amen da nga xam li fi xew moo tax ma bëgg taxaw tuuti yaatal ko tey dama bëgg rek incha allah bu fekkee ne seen ni c'est possible ma teel a ubbi téléphone bi ndax ñi nga xam ne ni xëy na am nañ ci loo xam ne si dund nañ ko ci wala am na luñ ci bëgg a dugal wala am na ay témoignages yuñ ci bëgg a apporter ñu di ñu topp ci 88 628 15 14 88 628 15 14 Adja Fatou yow bàjjenu gox nga waaye cas bi tey liñ ciy bëgg mooy ay fait yoo xam ne si dañ naan ay la yëwénkat teguñu ko ci wax kese teguñu ko ci li ñuy dégg waaye ndekete bàjjenu gox yi ñoom seen wàll bopp ñoom ñoo njëkk a yëg jafe-jafe yi nga xam ne si ni ñu ngi koy dund ñoom ñoo njëkk a jot ampleur fii yëf yi toll ba nga xam ne si ni kat xëy na alerté woon nañ waaye kenn déggu leen seen tutelle wax ngeen ak moom société bi wax ngeen ak ñoom ñi ngeen war a waxal ñëpp wax ngeen ak waaye kenn déggu leen tey lay doog a siiw est-ce que noonu la demee. waaw Kader loolu nga wax am na ñun yàgg nañu di dox ci yooyu balaa ñuy def ay bàjjenu gox parce que lii dafa yàgg balaa ñuy nekk ay bàjjenu gox ñu ngi dox ci yooyu parce que daan nañu gis cas yu bari yu mel nii daan nañu dem di ko régler mais buñ koy régler dañuy dem ànd ak délégué de quartier bi suñu demee ci délégué de quartier bi waxtaan ak moom ne ko ñun de gis nañu benn cas boo xam ni ñu ngi koy nëppal
parce que loolu mooy suñu liggéey bu ñu demee wax délégué de quartier bi gis nañu benn cas boo xam ne daal dafa am ku ñëw wax ñu ko viol mais ñu ngi koy nëppal suñu demee waxtaan ak délégué de quartier bi dem police bu demee police wax expliquer commissaire bi waxtaan ak moom ñun loolu lépp ñu ngi ciy dox. mais viol yi ñu ndëpp lu ci bari day fekk mu nekk ci entourage bi. nekk ci biir famille bi. ñu naan peut-être magam la. nijaayam la papaam la. wala ku ko jege la koo xam ne seen ni bu duggee ñoom ñooy yóbbu añ te Sénégalais dafa bañ. te xamuñu ko parce que dañ ko nëppal yi ñuy siiwal mooy ñi nga xam ne xamuñu seeni boroom xam nañ leen mais duñu seeni mbokk viol yooyu rek dañuy siiwal mais viol yi ci biir kër yi nijaay yi di def yi xale yu góor yi di def seen jarbaat yi yooyu moo ëpp ka yeneen viol yi te ñu ngi koy nëppal ci biir kër yi. te mais bu boobaa est-ce que waajur bi nëppal loolu moom bu xoolee doomam durus ëllëg mu war koo maye wala mu war a am jëkkër wala sax mu xool ko mu ëmb doom yoo xam ne si nen ci biir famille bi la bokk mu di ko xool di nëpp ndax siiwaloon ko kit ak conscience yi gënut. siiwal bi moo gën mais am na ci parents yoo xam ne dañ naan gàcce la ñuy bañ sama doom kat violé nañ ko est-ce que bu ëllëgee dina am ku ñëw pour mën koo takk. gàcce ñu ci bëri loolu la ñuy daw loolu dañuy éviter seen doom te loolu du loolu nit ki bu defee lu bon da nga ko war a siiwal nit ki bu defee violé sa doom da nga ko war a siiwal parce que xam nga lu tax xale bi da koy màggaale. xale bi bu ko màggaalee mën na ko indi lu ne xale yi ngay gis ñu taxawaalu ci mbedd yi xale yu jigéen yi xale yi ci bëri am na ci ñoo xam ne dañ leen a viol boobu moo tax ñuy dem di defi ji lu bon moo waral loolu waaw moo tax nag bu ñu violé sa doom bul nëppal da ngay siiwal fi nga war a jaar da ngay xool fi nga war a jaar nga jaar fa mais ndax tuuma yeeg yooyu dama ciy ñëw léegi ci tuuma yeeg yi ci des muy yàq lu bari ba tax kenn gëmatul kenn 88 628 15 14 salaamaaleykum allo dafay yàq loo xam ne dafay lii loolu la. waaw mais nañ ko ci ñëwal bu baax. d'accord waaye gannaaw ndëpp bi yow en tant que góor naka nga gisee li nga xam ne si ni moom moo di yokk bi mu yokk parce que xëy na bu njëkk nit ñi dañu foogoon ni yëf yi day dellu ginnaaw waaye dafa mel ni tànk kanam la am naka ngay defatee njàngat ci loolu. waa xam nga li ko gën a def mooy jaxasoo góor ak jigéen dafa ëpp ci biir société yi ak ci biir kër yi. te jigéen ak góor dañoo war di séparé wu boo demoon tey ci kër kilifa yi ñu ci bari suñu góor ak ci jigéen dañuy séparé wu. loolu nag moo amul léegi ñu ci bari dañuy jaxasoo ci kër gi di jaxasoo ci jaxasoo suñu jigéen mën naa andi ko lu nekk. waaw demal yàq demal moo pare demal tuuti ba mu pare. dégg loolu la. loolu jaxasoo bu bari bi moo waral loolu. dëgg la. waaw xale yi ñooy ñëw ci kër di ba ci. macha allah jaxasoo bu bari bi. kii ak suuf. loolu moo koy def. dëgg la mais ndax moom nañu seetaal ñu koy war a doxalee ci biir kër yi ñu koy wàññi. ndax kër yu xat yi tamit waralu ko léegi ndax dañuy gis kër yi léegi xat na te waajur yu baree bare dañu bëgg di dund polygamie te. waaw mooy loolu rek kër yi xat na njaboot yi. waaw xam nga mooy loolu kër yi xat na njaboot yi yokk na. loolu rek la. dëgg la njaboot yi bu ñu yokkoo kër yi xat. loolu moo waral lii de li ci ëpp loolu la ma ne la jaxasoo bu bëri bi. dëgg la képp loolu la. macha allah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. daal laa amoon xalaat ma ci wax. jërëjëf rafetlu naa waxtaan yi nag. parce que yéen ñi ngi koy wax ñuy wax dëgg yàlla di ko développé nii. ñëpp mën cee kii di ko siiwal ba mu baax. baax na way ñu dara. jërëjëf tur bi nan la.
ndeysaan ma ngay dem jërëjëf mbokk moom ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci développement bu am solo bi nga xam ne si indi na ko waaye tamit leeral yi jëm ci li nga xam ne si rek moom moo di dendandoo yeeg jaxasoo bi nga xam ne dafay am waaye ba tey keneen ku ñëw ci 88 628 15 14 mooy numéro bi ngeen di seet nii rek ci seen bas écran moom moo leen may ngeen mën a dugg bokk ci waxtaan bi maa ngi nekk ak yow ba tey ci li nga xam ne si ne ni moom mooy ñàkk dénoncé bi waaye ñàkk dénoncé bi tamit xëy na luñ ciy ragal mooy xëy na xale bi am na sikk xale bu jigéen bi kat toogut li tax ñu ñeme ko ba àgg ak moom fii parce que xëy na moom ci wàllu boppam dafa am fit parce que xale yi léegi la yàlla xam doy na même bu fekkee ne si ni sax warut waaye léegi fi mu toll nii dañuy exposer seen yaram yëpp ci mbedd mi ba ñu ko war te gis di ko gis ñi nga xam ne si ñoo bokk ak ñoom ci kër gi sax bu ñu miinee loolu bu yàggee dañuy jàpp ne am nañ ci sañ-sañ loolu tamit ndax faute bi du ci parents yi d'abord. waaw mooy li ma la wax sànq rek nee naa la lu ci bëri ci parents yi la parce que parents yi léegi ñoom ñoo xoolatul xale yi xale da nga koy xool nemmeeku ko di ko surveiller toog di waxtaan ak moom di ko xamal àdduna dinaa la jox benn cas boo xam ne comme nii la rek benn cas boo xam ne benn xale bi yaay ji ki ko yar du nekk ci kër gi day génn dem jaayi ji su génnee dem jaayi ji am benn waay boo xam ne bu gisee ni yaay ji génn na dem jaayi ji rek mu yéeg ci kaw ci xale bi yéeg ci biir kër ga fekk fa xale bi ba tey jii xale bi ma nga nee tey jii ma nga nee ëmbal na xale bi waaw xam nga loolu tamit ci man duma ko jiñ kenn yaay ji laa koy jiñ parce que xale bu ndaw négligence la ci yaay ji parce que xale bu ndaw waroo ko bàyyi moom kese ci kër yow nga dem jaayi bàyyi xale bu tuuti moom kese ci kër ba kooku xam ni yow doo nekk ci kër gi mu yéeg ci kër gi fexe ba violer xale bi ba xale bi ëmb ci négligence su parent bi laa ko mais parent bi peut-être amul solution parce que xëy na àdduna metti na loxoom jotul ginnaaw amul ku ko jàppale xëy na su amul ko jàppale dina wut ku mu fa teg bàyyi ko ci kër gi mais le fait que xale bi ñu di ko def lu mel noonu mu noppi aussi tamit est-ce que amul menace bu ci nekk waaw man ñàkkul ni am na menace bu ci nekk ndaxte du xale bu tax bu ndaw sax moo tax may wax du xale parce que war na am ay 13 ans 14 ans kon xam nga ni kooku du xale waaw parce que te xam naa ni defu ko du benn yoon du ñaari yoon bi ngi noonu doy na waar madame Sarr ñàkk dénoncé bi parce que dama bëgg nga tontu ci li mu wax nii li mu indi lépp benn bu ci nekk dafa laaj ñu taxaw parce que bu ñu ne ñi ngi koy def ci biir kër yi te ñu koy def mooy ñu bokk te ñu bokk ñoo koy defante waaye kenn du wax yow ban lecture nga ci am waaw xam nga bu ñu nee ñu ngi koy def ci biir kër gi maanaam ci biir kër gi lay xewe bon loolu bu njëkkoon la woon mais léegi xeweetul ci biir kër yi rek mu ngi xew ci biir kër yi mu ngi xewe ci biti parce que bu dee ci lii xewe ci biir kër yi xam nga dañoo defe ne moom wax na ñu violé koo xamante ne di yéeg ci kaw di violé koo xamante ne toll na fu muy ëmbee xam nga kooku dem na toll fu muy ëmbee kooku xam nga mën nga ne sax xëy na dafa wow bët wala xëy na elle a prêté le flanc mais ñi nga xam ne juddooguñu ay 2 ans yooyu ñu leen di violé mais loolu mënoo la wax ne carrément ci photo yaay yi la mais yaay yi am na yaay yu fi nekk yoo xam ne dañuy saytu seen doom à huis clos di surveiller seen doom di yar mais xale bi pour que mu am une émancipation doo ko tëj ci kër am na foo xam ne bu fa tolloo foog mu génn man dans l'hôpital spirituel de la vie en rose recevoir naa un jour benn tubaab doomam bu góor la ñu violé te kan moo ko violé rakku papaam bu mu bokkal day bàyyi góor ak góor ba xale bi di def ay crise de folie depuis l'âge de 9 ans la ko commencé violer ba xale bi am 25 ans ba xale bi mujj di dugg ci ay drogue ak commencé di dof bi affaire bi demee ba jéggi dayoo ci la ñu jàngat affaire bi xool ko ba xam ne rakku papaam moo ko doon violer depuis ba mu amee 9 ans vous vous rendez compte de cela kon bu ñu nee viol bi jigéen ñi rek la wala ku toll ci jaayu wala exhibé wu moom la ñuy violer moi je dis que non viol du foofu kese mais am na ñoo xam ne si tamit exhibé wuñu ndax ay magum jëmm lañ ay jeeg lañ ñu ne ñumbu tax nekk ci seen biir sëy mais parfois viol day am parce que xëy na seen jëkkër mi ngi bitim réew wala seen jëkkër dafa liggéey wala seen jëkkër loxoom jotul ginnaawam te ñi ko koy def mooy ñi nga xam ne seen ni xaaru ko woon ci ñoom mais bëgg sëy day tax ñu di ko def muy noppiwaale mu di ko noppiwaale ñu bëgg sëy tax na nga ne ci biir kër gi am na ñu di la tëddee nga di ko noppiwaale man de xam nga man lan laay c'est vrai peut-être que si tu vas jusque
au fin fond des choses tu vas dire que même dans le mariage sa jëkkër bu la jëlee sax te d'accord dañuy wax ne viol la mais man je crois que man viol bu ma koy wax dama koy bëgg wax ci ku mënalul boppam ci ku amul doole ku amul kàttan ku conscient wul nga abuser d'elle wala de lui man foofu d'accord naa viol mais magum jëmm bu ñuy violer guddi ak bëccëg te nga am sa indépendance. pourtant bés bu nañu dégg fi ñoo xam dañuy dénoncer seen i goro seen i jëkkëru seen i papay jëkkër ñoo xam ne dañuy wax ne seen i papay jëkkër ñoo àgg ci ñoom. waaw mais buñ leen xeebal tamit seen problème. non xeebuma ko je dis à la personne nit kuy subir loolu tu n'es pas obligé nga subir ko parce que bu dee sëy la sëy jarul loolu ndax doo dem ci benn diine mu ne la pour que sa sëy mën a réussir mbaa mu mën a dëgër bu la sa papay jëkkër sa goro dee violé na nga ne patt na nga nangu toog ci sëy bi. foofooy problème bi nag mën a. waaw man kooku d'accord ma ci xam foofu nekk problème bi. am na ñoo xam ne kersa da leen di jàpp parce que dañuy xool ni kii kat mag la dans un premier temps naa ko suturaal beneen bi wala xëy na kat signe de faiblesse la parce que du ñëpp aussi ñoom ñoo am maturité dénoncer ay nit. parce que dafa laaj fit dafa laaj itamit nit ñi mën laa gëm. parce que diw ñëw na sama néeg bett na ma wala dem naa ci néegam di ko defaral mu egg ci man am na ñoo xam seen kersa eggul foofu. voilà DJ Kader xam dañ ne mag bu amee sutura moo ko may boppam. mag bu suturaalul boppam kooku nekkatul mag dafa am beneen appellation bu muy am. parce que mag dafa am rôle bu mu war a jouer ci société su mag nga xamante ne moo war a defar yow li sa doom di tiim nga ne seexlu woo ko yàqu ko gën a bëgg. kooku ka lay suturaal tanewu la man noonu laa ko gisee et puis beneen affaire dafa am magum jëmm buñ koy violer ci biir kër mu noppi xam nga c'est par rapport à lan. pourtant wax naa ko léegi de dañ naan da koo neex elle est consentante. c'est pas vrai moo charmé waaja paaba lam def ba paaba violer ko du ko wax. mentalité yi aussi nañ leen xool aussi nit dañ koy tooñ ba tooñar bi ko ñu jël kële solal ko mbubbu avocat protéger ko au détriment de la victime parce que dëkk bi tey yow mi ñu def tey finalement yow yaay nekk victime yow yaay doon ki nga def mooy victime yow mi nga xam ne dañ la def yaay coupable comprendre nga xam nga DJ Kader quand moi je vois toutes ces choses là qui gangrènent notre société moi j'ai mal man il m'arrive à plusieurs reprises de recevoir des malades dans l'hôpital de la Vie en Rose et de pleurer pendant des jours parce que je suis touchée et puis soo liggéeyul liggéey bi may liggéey mënoo xam waaw ku ci newul ci domaine bi mënoo xam vraiment ce qui se passe am na ñoo xamante ne fa leen seen jëkkër toll ak na mu mel ci ñoom mënuñu tey wax ne sa papa daf may violer mais am nga yeneen façon yoo ko mën a combattre loolu moo tax ma tu peux te défendre parce que mag muy ñëw di la fekk sa néeg bàyyi ba ñëpp nelaw am na noo ko mën a def ba mu bàyyi la tegal caméra nga filmer ko amal nooy def parce que mag mu ne yaa xam nooy tojee sa bopp ji nax si tu veux continuer je vais te montrer la vidéo et je vais te dire que si tu n'arrêtes pas d'entrer dans ma chambre à 10 heures de crime et me faire ces choses ignobles là moi je vais te dénoncer ces choses ignobles parfois li koy causé tamit day nekk nañ ñu baal certaines pas dites allemand parce que dañoo tàng parce que dañuy saaga parce que dañoo vulgaire parce que ñoom ñooy baat ñooy buur ñooy bummi kenn du dogal ci seen kaw kenn du wax du ñu xasee ba wax kenn du weddi parfois y a danger parce que dañuy wax ni am na carapace yoo xam ne léegi dafa am lu muy nëbb signe de faiblesse li ñu koy wanee moom mooy replier wu wala parfois benn fitna bi teg ko ci sa ay doom teg ko ci sa ay jabar teg ko ci sa ay goro ba nga xam ne ni ñoom seen wàll dañuy dund ak ragal boobu day tax parfois du ñu dénoncer foofu ndax mën nañoo xaar société bi seen wàll bopp am ay médiation yu ñuy def ci diggante borom kër guy yar njabootam ni def leen yar soi-disant fekk am na lu fay xew njott rek mën naa am ñu dem ci nit ki waxtaan ak moom. bu fekkee ni loolu da nga ko njort mën nga dem waxtaan ak nit ki soo demee waxtaan ak nit ki delloosi ko moom mën na ubbeeku wax la. wax la. c'est-à-dire kiy wax mooy ki ñu koy def wala ki koy def. ki koy def du ko wax ki ñu koy def moo koy wax boo njortee nga njort ñu ne la diw mii ci diw mii la diw moom ngay dem waxtaanal mais doo dem ci ki koy def parce que ki koy def boo demee ci moom day weddi yow da ngay dem ci ki ñu koy def ngay dem nga waxtaan ak moom soo waxtaanee ak moom delloosi ko dina waxtaan ak yow wax la li am yépp. viol suivi de crime léegi mu mel ni dafa xew. bari
ba ñuy lim du jeex mën nañoo tudd di lim ba benn instant dañuy obligé taxaw am na ñu feeñ am na ñu feeñ am na yu ñu gisagul ba léegi mais phénomène bi mooy ragal ku leen dénoncé ragal kaso la wala jàpp ni sa chose la boo utiliser ba pare faatal. waaw loolu lu ko waral rey bi xam nga lu ko waral mooy xam nga ni kii gis na la xam na la da ngay bañ ku la dénoncé loolu mooy indi rey bi loolu kese moo indi rey bi. te solution mënu ci am fi mu toll nii. yéen bàjjenu gox yi ndax tey jotul ngeen amal ay panel yoo xam ne si da ngeen di invité Sénégalais yi invité jigéen ñëpp ci sensibiliser leen ci loolu. waaw parce que tey dem ngeen ba am ngeen tur am ngeen fi nit ñaa ngi leen déglu jox nañ leen nopp. ku jaaxle sax bu newul AGS. ne bàjjenu gox yi. waaw kon donc war ngeen ci am taxawaay boo xam ne si ne bu ngeen waxee xëy na dina gën a yaatu que nii rek la. waaw Kader li nga wax nii lu am solo la ndax le 14 bi ñu génn ak le 15 bi viol bi li mu bëree nii violence faite aux femmes li mu bëree nii bëri moo tax le 14 ak le 15 bi ñu génn nii dañu amoon benn panel bu ñu doon def fële Yoff ak kii Raoul Latouf moo yore côté boobu moom lañ doon defal mu yokkal ñu tuuti suñu xam-xam ci loolu formation boobu lañ doon def AGS tamit ñoom Amina Sakho def nañu ak ñoom benn formation ci loolu pour ñu taxaw bàjjanu gox bu ci nekk taxaw sa commune dugg sensibiliser waxtaan ak surtout yaay yi woo xale yi tamit dugg ci kër yi di waxtaan ak ñoom bu baax def nañu formation boobu fan yi ci lañ nekkoon. D'accord. 88 628 15 14 88 628 15 14 bu ko defee yéen tamit bu ngeen yegsee rek ñu boole leen ci waxtaan bi ngeen mën a dugg en direct joxe li nga xam ne rek moo di seen xalaat ci plateau bi ci sunu biir tey ñuy waxtaanee rek li nga xam ne moo di violence faite aux femmes et aux enfants la ñu wax mag ñi jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne si nag léeg-léeg ndeysaan mënuñoo wax mënuñoo jooy mënuñu lu dul jooy wala fàq. Madame Sarr xale yi nekk ci mbedd bi ndax jotul ñu tiital leen ñoom tamit parce que ñoom kenn protégé wu leen kenn li ñuy subir soo ba jant bi soo amuñu fuñ koy wax da ngay jékki-jékki gis ñu ne taalibe bi wala xale bu jigéen bi fàq na wala ñu nekk ci mbedd mi bu ñu xëyee si mu dem wuti liggéey dellu si waat fanaan ci mbedd mi à qui la faute. waaw xam nga DJ Kader quant à ñi nekk dans la rue man la je crois que loolu wàllu état la. état moo war a nettoyer mbedd mi raxas li nga xamante ne mu ngi ci mbedd mi te du yoon waxatuma la doomu aadama parce que dafa am loo xam ne ci figure un pays même c'est pas beau parce que bu fekkoon jëloon na ay mesures draconiennes ci ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu kon xëy na yenn yi ci du ci am parce que bu dee da nga jël le cas par exemple des talibés boo ko laalee dafa am na benn soulèvement populaire buy jóg. alors que man à Kër Massar gis naa benn façon wu jàngale daara boo xamante ne pour képp kuy doomu jullit nga mën alxuraan boo xam ne dafa rafet. un gars bu jël terrain moom tabax ko def ko école alxuraan. ngay ñëw def inscription et tout ñu jël sa doom mu teg oto à leur disposition comme les autres écoles privées le font xale yi di ñëw foofu di fa jàng alxuraan oto bi di leen yóbbu ci seen kër di leen jëli. mais bu fekkee daara moderne mun nañ ko moderniser. mais su fekkente ne xale yi bu ñuy def loolu c'est au profit d'une personne vraiment de mauvaise foi qui s'enrichit dans le dos de ces enfants de ces innocents là. et que l'État laisse faire aussi quand même loolu. comme si l'État est complice que dafa war a am lu jaadu la. non l'État n'est même pas complice. parce que li ngay nekk complice mooy li nga xamante ne da nga bokk ci biñ koy togg xam nga li ma la am nga ci gain wala remise wala caution non du complice. en retour bi nga xalaat ni kat tel tarixa tel kilifa diine tel nangam wala tel groupe bi su ma laalee lii damay ñàkk seen voix mën na maa porter préjudice donc je laisse faire.
waaw loolu moom boo laalee côté politique beneen domaine la parce que la politique elle est sale. La politique elle est égoïste. La politique c'est l'opportunité. kooku beneen domaine la. mais DJ Kader man dama bëgg ñu xam ne gis nga souffrance yi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy dund ak xale yi violence yi ñuy dund c'était écrit. Comment? Amen. Parce que si tu vas dans la Bible lors de la passion du Christ biñ koy dóor flagellé mu yenn croix am di dem vers Golgotha soo xoolee ay góor ñoo ko doon violenté c'était l'armée. ñan ñoo ko doon jooyal c'était les femmes. Et les enfants. C'était les femmes qui pleuraient. Attends, c'était les femmes d'abord qui pleuraient, qui avaient pitié de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bu mu daanoo avec sa croix ñu di ko fompal ñaq bi bu mu siggee ba mu xool jigéen ñi lan la leen wax daf leen ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants car si l'on traite ainsi le bois vert que fera-t-on du bois sec. ñun tey nous sommes le bois sec. Nous sommes tey le bois sec maanaam ñun moom amoon na beneen dimension spirituelle boo xamante ne ñooñu di ko def loolu yëpp mënoon na xool leen rek ñoom ñëpp yegg suuf kon amoon na pouvoir u défendre mais il a laissé faire pour njàngat ñun ñi nga xamante ne tey amuñu kàttan mënuñu défendre suñu bopp ñun ñooy le bois vert le bois sec taal ñu kos ñu dafay yomb kon c'était prévu que un jour ou l'autre la femme souffrira l'enfant souffrira tous deux seront violentés seront persécutés parce que yërmande moo jeex amour moo amatul te quand il y a amour tout est possible mais maintenant personne n'aime plus son prochain on s'aime soi-même sa li gën ci yow ngay xool li lay yóbbu ngay xool yóbbu xooloo luy yóbbu keneen alors que chaque créature est à l'image de Dieu. DJ Kader, on n'a pas besoin d'attendre que Dieu descende se mettre devant nous pour que nous def sa volonté. C'est à travers les humains qu'on peut faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'importe plus de nos jours. Ce sera très difficile parce que bu ñu delloo siwul nit ñi si diine vrai. Pas diine pour nax nit ñi. Avec des pas intérêts. diine pour attirer l'attention. Tu es là nee nga lii nga ci diine dundoo ko gëmoo ko c'est pas vrai en toi lii du fi jóge. macha allah du fi jóge benn yoon Fatou yow bàjjenu gox nga xale yi toujours bu ñu waxee rek bu ñu amee jafe-jafe ñu ne ah bàjjenu gox yi de taxawoon nañ ci ñoom de waxoon nañ ñoom dina le waaye en fait tey la xale yi gën a bari ci mbedd mi violence bi tey la gën a bari da ngay romb sax koo xam ne si day téye xale xët ñëpp di gis wala xale romb la boo summee yére bi boo amul sens dëgg sarongoñ tuur et pourtant ba léegi ni kenn mosu koo dénoncé wala boog ñi nga xam ne si ñoom ñooy def loolu ci xale yi ñu ngi nekk ci seen ruq di liggéey te boo leen waxee ñu ne la ah dañ moo koo dénk te xale bi daa dëgër bopp ndax dëgër bopp àgg na ci loolu. déedéet dëgër bopp eggul ci loolu kii Kader pour affaire xale yi ñun jóg nañ ci biñ ci jógee nag yàggul ñu ngi ñu ciy soog a dugaluñ ñu ci woon nag mais léegi impliqué nañ ñu ci bu baax dugal nañ ñu ci moo tax keroog ñu gisanteeg kii Raoul mu toog ñu waxtaan ak moom ñu def benn waxtaan boo xam ni pour xale yi la bu ko defee bàjjen bu nekk sa commune da ngay ànd ak sa maire ngeen liggéey seen commune ndax xale yi ñu sonal xale yi ñuy violenté waaw xale yi ñuy violenté mais est-ce que waxtaan boobu doy na est-ce que mënul gën a yaatu loolu tamit. waaw mën na gën a yaatu noonu li koy yaatal mooy comme ni ma la wax rek waxtaan ak nit ñi sensibiliser waxtaan ak nit ñi gouvernement bi jóg comme président ni mu ci jógee nii taxaw parce que fi mu nekk nii jóg na ci taxaw. ah jóg na ci waaye saafaraagul dara. mi ngi soog a saafaraagul dara yéen a koy défendre rek. déedéet défendre xale yaa ngi gën a bari ci mbedd mi xoolal xale yi ku la romb yor góom. waa ku la romb yor cicatrice ku la romb bopp bi toj. waa kañ Kader te xale yi am ndey am baay. waa te dëkk ci gox dëkk ci koñ waa quartier bi di si laaj état bi nga ni jóg nañ. waa kañ Kader dugoon nañ ci mais dafa amul woon suivi. ah amul woon suivi mais fi mu nekk nii
président jóg na ci presque bërki démb taxaw na ci wax na ci le 14 bii la passé ak le 15 bii passé boo gisee ñu woo bàjjanu goxu yépp fu bàjjanu gox nekk rek dem nga ñu waxtaan ak yow former la tuuti pour nga ànd ak sa commune ngeen jóg liggéey ci xale yi taxawaalu ci mbedd yi parce que biñ ci impliqué bàjjan yi biñ leen ci impliqué ci la ñuy soog a jóg pour taxaw te commencé nañu du Fatou man du nekk ci mbedd mi rek mais nekk ci mbedd mi waaye du subir tamit ay violence yoo xam ne ni xale bi mérité wu ko xëy na am na xale bu nekk ci mbedd mi mais moo gën a kontaan ki nekk ci biir kër am na ñu nekk ci kaso doore yi nga xam ne ni physiquement bés bu ne ñu agressé leen violence yu dul jeex am na ñoo xam ne ni li leen di daj ci kër yi nekk ci mbedd mi leen ko gënal mais nekk ci mbedd mi tamit dundaat li nga xam ne moo pire que nekk ci kër mais kooku tamit foog ñu boole ko ci dëgg la am na xale yu nekk ci kër yi gën a sonn ñu nekk ci mbedd yi man gis naa xale yu nekk ci kër yoo xam ne seen yaay yi ak seen papa yi ñoo sëyatu gis naa ci xale yu bëri yoo xam ne seeni tànta seeni jabari papa ñoom ñoo leen di sonal ci biir kër yi loolu xam nga nekk ci mbedd mi moo gën sax nga nekk ci kër gi moo lay gënal nga dem taxawaalu ji ci mbedd bi moo lay gënal nga nekk ci biir kër gi mooy comme li ma la wax rek ani mbokk yi mooy lan ani ndijaay bàjjen umpaañ mbokki ndey mbokki baay waay ngir yàlla waay ani mbokk xanaa mbokk moom dafa amatul wala ñàkk a tax léegi fi mu toll nii kenn ku ci nekk yow moom da ngay daw say responsabilité ba ki nga bokkal deret nekk jàmbur ci yow foofu ndax jotul tam ñu sensibiliser gën a waxtaan parce que tamit mënuñu ni Sénégal tey la télé yi gën a bari tey la rajo yi gën a bari tey la communication gën a yomb waaye tey la mbokk gën a ñàkk waaw parce que télé yi tamit li ñu war a wax télé yu ci bëri li ñu war a jóg pour wax ko duñ ko wax comme nii nga émission bi nga def nii télé yu bëri ñu ngi fii bëri fi ba dee mais dañu war a jóg di waxtaan ci lii chaque jour di ci waxtaan di ci yee nit ñi xale yi di dégg bu télé ba dee teg ay jàng ak ay xasaayid wala ay chant dañuy mën a baax di jëkkadeer dangaa waxu mbokk mais dëgg bi dafa toj loo bëgg a wax foofu kenn talatul mbokk mais mbokk warta dee waaw mbokk warta dee mooy sookul bi dajale bii boolee bii fédéré effectivement mais buñ nee dafa dee loolu musiba mbokk li tax mbokk dee quelque part yow tubaar fa kàlla macha allah dangay am nu la yàlla melloo nga sant ko bu baax jël say mbokk xëcc ñëw dugal sa kër ñu taal ko kos ko ndax lan teg nañ la bët te li nga am yéene wuñ la ko fa nga toog ñoom ñoo fa bëggoon a toog mais boo demee ba mbokk uuf mbokk di tas sa kër di nga débarrassé wu ci mbokk xëcc sa buntu tëj ndax nga mën a defar li nga yor mbokk tey li mu gis tey ñi ci bëri xam nga man quand on parle bu ñuy débat nii sax man pour le négatif moo tax ñuy wax ñi nga xam ne bokkuñ ci ñooñu duñ ñu tardel ñu toog fii di perdre suñ temps parce que des fois da ngay wax voilà da ngay wax des fois ñu ne la madame Sadé Rose da nga ciblé tel wala ciblé wu ma kenn man fi bon fi ñuul laa bëgg ñu rosir ko ba mu foofu la ñuy résulté dama bëgg ñu xoolal ma téléphone bi bu ko fee ñu xoolaat téléspectateurs yi ci 88 628 15 14 88 628 15 14 dama ci soxla ñu tamit seen xalaat ndax xam naa ni am nañu bëgg am na lu ñu indi laaj ko nga xam ne si moom moo di Fatou Sow bàjjen gox la am na ñoo xam ne xëy na am nañ ay laaj yoo xam ne bëgg nañ ko samp ci débat bi waaye tamit bëgg a jokk ak nga xam ne moom moo di madame Sadé Rose tem la rek waxtaan la dina naqari dina neex lu ci mën a am lu ne dañuy diisoo seet li baax ñu ñooñal ko mu gën li bon ñu jëlee ko fi sànni waaye li ñu gis te mu ragal looñu mooy mbokk te dañuy wax naan muy alxuraan muy bible muy lu mën doon dañu ñu ñaax ci mbokk ndax mbokk war naa mën a gis ni moom kat kii deretam la te ñu ngi koy fitnaal fële mu daw dem jëli ko bu waxee wax kenn
mu am ci sañ-sañ nag ndax rakku baay baay la magu baay baay la rakku ndey ndey la ñi bokk ak ndey dañoo bokk ci sëy bi kon su fekkee ne seen gis nga ne yow sa doomu nangam ñu ngi koy fitnaal te fitnaal bi ñu koy fitnaal dina nangu ko aada nangu ko ngor nangu ko teguñu ko lu dul ci tuuma waaye ngallaawaay ngir yàlla bu sa yaram dee daw nga war a koo mën a dem jëli xanaa teg ko sa wet xanaa xale xëj na ci kër xam nga ne nga xale xaj na ci kër xale xaj na ci kër magit xaj na ci kër ndax DJ Kader bu dee xale nga jël wala mag nga jël boo melee ni madame Sarr des Roses man képp ku may mënti yor rek dama lay bëgg a yar ni may yaree sama doom man bëgguma moo am exception te DJ Kader yar ku ne xam na ne yar dafa métti te bëri façon doom bu nekk ak nañ koy yare ndax ñoom ñëpp kenn ci bokkut ak moromam caractère kenn bokkut ak moromam sensibilité Kader am na DJ Kader am na xale yoo xam ne xool nii yàq da leen a yar am na xale yoo xam ne foog nga dëj leen laal seen jom xas leen nga laal seen amour propre ñu vexé affaire bi métti leen ñu jooy ko ay fan te dootuñ fa jaaraat am yu xale yoo xam ne nag da nga leen di dóor tàpp leen li tubaab naan fese pour que ñu mën a dellu si même pas ci première fese mais ñaar ñett dafa am ku ci nekk nu mu mel fese bu dul gaañ non quand je non bu ñu nee fese xam nga tubaab gis nga ko gis nga nee na fese bien sûr gis nga ko xam nga waxul beneen tour xool nga ko foofu la koy tàppal waaw foofu xam nga nooy na tàppal fese moo tax tubaab wax fese j'ai bien précisé fese kenn waxu la nga dem jël câble xam nga mel ni madame Sarr raw am na ñoo xam ne bu ñuy dóor seen yaram day tàng dañuy gën a agressif plus que ñuy dóor plus que ñuy gën a agressif tant que gaañuñu rek pour ñoom nit ki waaw du ñu bàyyi nit ki yëgul ne ñu ngi dóor kooku beneen affaire la gis nga loolu foofu nga laal noonu loolu moo indi violence bi ci crime foofu nga laal gis nga waajur beneen affaire la di nga dóor mais di nga limité booy dóor yaa ngi sóoraale lii gaañ am na ñoo xam ne bu ñuy dóor xale bu lëj dañ koy téye duñ ko bax parce que boo ko bàyyee ci va et vient yi rek maladresse mun na am nga luqi bëtam baa nga def mu tarxiis daanu mbala nga amee gàcce mais xale dafa am nuñ koy yare parce que am na xale yoo xam ne dañu am fit boobu noonu il faut que mu jóg fa xale bu amee fit ku am fit moo koy yar xale bu amee fit ku am fit moo koy yar parce que dina la def loo xam ne mbaa mu def loo xam ne yow soo amul fit yow yaay reculer doo ko yar léegi nag bu fekkee yaa ngi yar xale nag de cette manière là say doom ñu jël jox la doomu jàmbur bëggoo ëllëg am ci gàcce nga bëgg ko yemale même yarin ak say doom su boobaa keroog di jëkkaleer nga xam ne foog nga am poigne nga xam ne mbokk métti na ndax bu dee ku yaayam mën a dugg si ci kër gi wala nijaay wala lal am na ñoo xam ne amuñu xel dañuy xëcc xale bi mbaa ànd ak moom bitig mbala ñu ànd enquête ko ca yoon ba te xale dafa mën fuy nooy ci moom mu am mbokk nga commencé yàqu dëgg la macha allah Adja Fatou tey fi ñu toll nii kan moo war a wax ndax su fekkee ne si ne ni ñun li ñu wax ni yëpp problème moo ci nekk violence bi ci biir kër gi mbokk yaa koy def beddi bi ci biir kër gi mbokk yaa koy def état bi tey lan moom mooy rôle am pour jéem a nag résoudre lii nga xam ne si dootu fi amati xale bu ñu déggati mi ngi jooy wala mi ngi yuuxu wala jigéen boo xam ni xëy na sax njottu nañ ñi egg nañ ci kawam donte ni sax porté wul plainte ñu jóg ñoom def seen liggéey enclassé action judiciaire ba nga xam ne si ni ëllëg dinañ ubbi enquête xam ni kat lii moo ko waral. waaw loolu état bi moo ci war a jóg état bi bu ci jógee taxaw ci ba pare daan yi surtout daan yi su mettee rek lii dina fi jóg mais fi lu ci bëri daan yi la daan yi du metti des fois nga gis koo xam ne day violer benn xale dem bu demee tëdd 1 mois wala mu tëdd 2 mois ñu bàyyi ko mais keneen day dem def ko mais état bi bu ci taxawee daan yi metti trop su daan yi mettee mën naa la wax ni viol bi dina fi wàññeeku mais boo tëjee nit ki violer xale bi nga dem yóbbu ko tëj ko ëllëg nga gis xale bi di taxawaalu ci mbedd mi ki violé di taxawaalu ci mbedd mi mais bu keneen da koy def état bi moo ci taxaw daan yi rek bu daan yi mettee rek viol bi dina wàññeeku mais fi mu ne viol bi dafa tar doo yeewu suba te déggoo viol léegi maa ngi dégg benn waay bu am 44 ans bu violé benn xale bu am 2 ans léegi bi may yëg fii léegi laa ko yëg mais xoolal loolu tamit
moo tax ma ne la nag état bi moo ci war a jóg état bi moo ci war a jóg daan yi metti daan yi rek moo war a metti mais soo violé ñu bàyyi la nga dem mais loolu tamit baaxul kooku moom dëgg loolu laa wax man nee naa léegi man nit ñi ay ban façon nit léegi moo am ban façon góor ñi léegi ban façon nit léegi moo am 44 ans ngay violé xale bu am 2 ans man léegi laa ko yëg wër na yàlla pédophile dafay am ii metti na pédophile dafay am na ñoo xam ne seen vice la seen bëgg-bëgg la mais man seen bëgg-bëgg la nag moo tax nag daan bi war a metti waaw d'accord naa ci li bu wér ni kay daan bi kay na saf waaw waaye li ma jaaxal mooy yenn ci góor ñi nga xam ne si ne ni sama classe geeg ñeneen ñi ma ko sañ a wax violé da nga ko violé nga ko xale yi nag bëri na ci xale yoo xam ne moom wax dëgg yàlla dañoo dëgër bët wow bët moom bëri na fi suñu xale léegi yii bëri na ci du ñëpp nag mais am na ci xale yoo xam ne moom wow nañu bët bët googoo tax sax ñu leen di def yenn yi ndax ñàkk gi tamit amu ci place ñàkk boo xam si fi mu toll ni tax na léegi nit ñi moom la yàlla xam doy na koo proposé dara rek mu ànd ak yow soo bañee ñu yoole la ñàkk nag wax dëgg yàlla duma tax a dem di defe ci lu bon ñàkk tax ma dem di joxe sama bopp ñu may violé déedéet loolu benn nit jigéen waru ko def pourtant dañ koy dégg léegi la dañ naan ñoo ko siifewu man ak moom ñoo doon génn te parfois même waajur yi met daal di topp kenn buñ nee ba ci police ba doom ji ne leen seen yoon newu ci sama far la man ak moom dañuy génn waaw loolu man gis naa ko loolu moom naka la demee woon loolu moom gis naa ko fan yee passé rek parce que bi ñu yóbboo waa ji bi ñu jàppee waa ji yóbbu ko moom ci boppam moo ne nañu bàyyi waa ji xale bu jigéen bi ci boppam moo ne nañu bàyyi waa ji defu ko dara ñu ne ko kan moo la def te ñi ko gis waa ji la ñu gis ni xam ne moom moo ko def mais dañoo taxaw mu taxaw ni waa ji defu ko dara nañu bàyyi waa ji di jooy nag ne pour ñu bàyyi waa ji kaa boobu gis naa ko kooku ay mbokk am nañu lu ko tax mi ngi noonu gis naa kaa boobu moom mooy li ma la wax rek mooy am na ci xale yoo xam ne dañoo dëgër bët man xale yu ndaw yi laa lay wax de xale yi kii yu ndaw yi ñuy violé man ñooñu laay wax mais pas ñu mag ñi mag ñi nga xam ne dañoo dëgër bët waaw mais xale yi am 3 ans xale yi am 7 ans 8 ans ñu leen di violé loolu moom dëgg yàlla boobu ëpp la. boobu 88 628 15 14 xam naa sama téléphone bi tey dafa mel ni. déglu bee leen dàqal déglu bee leen dàqal wala jàppandiwul wala xam naa ni ñoom adji dañ ko talut xëy na dañ topp ci télé bi rek incha allah waaye 88 la 628 15 14 gis nga madame Sarr. walaay li ñu fi war a wax dafa bari. waaw bëri na trop parce que. di jëkkadeer xam nga bu ñu nee viol. viol du caaxaan. viol bu demee ba yegg justice. cour de la haie. viol la. parce que aussi il faut que nit ñi tamit ñu déglu wax ji bu baax. parce que viol dafa am un processus. dafa am fu muy jaar. ni ñu koy saytoo boo ko xasee ba yëkkati. ne violé nañu ko wala violeel nañ ma. dafa am un processus. xam nga la police wala la gendarmerie brigade des mœurs duñu jël nit yóbbu ko tribunal ci lu fondewul. nit ñi nañu xoolaat bu baax lu ñuy def. gis nga un violeur mandat d'arrêt bi mu ngay jóge ci procureur. le commissaire rek sax moom amul droit arrêté ku ñu ne dafa violé. viol dafa am yoon. ñoom ci seen bopp dañuy jël ki ñu ne dañ ko violé l'innocente yóbbu ko ci hôpitaux yi ñu xool ñooñu confirmé ñu boole preuve yépp dajale ko yónnee procureur mooy def mandat d'arrêt
waa de dama bëggoon wax tuuti rek. ci ndaw soosu bàjjenu gox boobu li mu wax. waaw. dañuy baal nga sori télé bi tuuti rek bu ko defee ñu mën laa dégg bu baax. bàjjenu gox boobu. waaw. waaw li mu wax ci xale boobu ne waa ji eggul ci man bàyyi leen ko mu kii. waaw bàyyi leen ko. la moo koy defal lu ne waaye heure bu ñu ko tëjee kaso rek moom dina xaru dee. moom xale bi noonu la ñu bàyyee. waa ji affaire yi noonu la ñu bàyyee yëf yi. mais kon yow loolu la xale bi wax. kon yow nangu nga ni fi mu toll viol bi am na ndëppal bi am na. am pagaay. viol bi du jeex nëppal gi du jeex. te nag ñu daj na gox yi ñoo di nañu gën a wax ci xale yu jigéen ñu ndaw yi. ñu amagul 15 ans man gis naa ci yoo xam ne xale yu tuuti ñoo koy def di xëy booy xale yu tuuti ni ñoom. tuuraay gi ñëpp yàqu nañu. waaw. tuuraay gi ñëpp yàqu nañu. nañu wax ci xale yi surtout bàjjenu gox yi. nañu dugg ci kër yi wax ak xale yi. ak parents yi waaw. ndeysaan. parents yi nañu dugg ci. xale yi nañu dugg ci xale yu jigéen ñi yoo fa ngi toj yoo fa ngi yàqu. ah mais yow yoof ñun pourtant dégguñu fa yenn yi de xanaa yow fi nga dëkkee moo tax. laa ilaha illa dëkk baa ngi toj. fi nga dëkkee jëpp ci yem dëkk baa ngi toj ma ne nañu wax ci violence. seeni kanam. na ma yàlla baal te jël ma ci wax. waaw. seeni kanam di def yu bon yoo xam ne ci portable bi di ko envoyé ci xale yu ndaw xale yu ndaw ay 11 ans 10 ans 11 ans 12 ans ba 13 ans. xale yu ndaw loolu mën naa ci teg sama bët kenn nettali ma. dëgg la. ndeysaan jërëjëf soxna si macha allah jërëjëf. yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxaw. amiin yal na leen yàlla sàmm góorgóorlu leen boo leen góorgóorlu rek dina dox de. incha allah bàjjenu gox beex madame Sarr moom li muy wax yëpp dëgg bu wér la. dëgg bu wér la. dëgg la waaw. yal na leen yàlla jàppale. amiin yal na leen yàlla jàppale. jërëjëf soxna si macha allah. noonu ngeen di def yéen tamit def leen ni moom 88 628 15 14 bu ko defee rek yéen tamit ngeen mën a bokk ci waxtaan bi def ni soxna si nga xam ne si moom moo woote foofu rek ci Yoff ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit mboolem koo xam ne rek yaa ngi toog foofu rek ci Yoff ci 88 628 15 14 ngeen di mën a rek duggee incha allah bokk ci waxtaan bi madame Sarr. dafa doy waar nag franchement yëf yi ndekete gox boo dugg da nga daan fala waaye est-ce que bàjjenu gox yi liñ leen jox attan nañ ko parce que Sénégal léegi dafa mel ni bàjjenu gox yi institution la ci réew mi ci wàllu famille ci lépp loo xam ne médiation la ak loo xam ne si moom moo jëm ci taxawu njaboot gi allo.
ku nekk moo war a gis li tàmbalee gis bëtu tànk bi suuf ba gis sa pot lu ko nekk war a xool danañ gis jigéen yoo xam ne dañu am trentaine wala quarantaine tàggal lool ci yaramam xale bu góor bu am 15 ans jëm 18 ans commencé mu loolu mu gis loolu bu ko gisee amul lu ko téye mu yàggee rek seen ak ñoom kon bu mu bëggee tënk dama naan moo lay jigéen muy feeñ nam lool ci réew mi mooy waral amul soxna mënu ñu def seen bopp di faral di def kon li ko loolu waxee daanaka bu leen ci kër ko dem am na dañ koy nëpp na mais lañ gis sax jàppaat bu wéyal mu am am sax fekk li koy waral mooy li mu gis waaw kon boobu moom loolu rek moo ko waral su fekkee laa gis ñu nag xoolee fekk jàngal sa demal fekk la ngi di fàtte daal solo waaye tamit est-ce que papa yi tamit man est-ce que papa yi tamit démissionné wuñ ci éducation xale yi parce que bu ñu gisee dafa mel ni kër yi jigéen ñi lañ ko bàyyee bu problème amee jigéen ñi la bu taxawaay amee wala woote wala fu mu mën doon jigéen ñi la bàyyi est-ce que amuñu ci part de responsabilité ci xew-xew yi xew ci biir kër yi waaw loolu luy dëgg la xam nga parents yi wax dëgg yàlla góor mooy ki nga xam ne yar fondement yar bi ci loxoom la war a nekk waaye dañoo dem jamono joo xam ne dëkk bi metti na metti boo xam ne fi ne góor ñi du def bu dee ñu ñëw bu dee ñu rek teg xale na yow dimanche bi ñu am papa yar xale te dimanche daanaka góor gi la ay gana fay ne daanaka ñu ci bëri ñu am papa yar xale waaye su tey war nañoo ñoo seen soxna di sante ñoom xalaat di sottante ñoom xalaat ci xale bi dimanche bu ñu ñëw guddi lu mu tardé tardé balaa ñu tëdd laajte lan moo xew ci kër gi bu ko demee góor ñi la war a ñëw ci rek loxo jigéen ñi la war a nekk mënoo am sa doom bu jigéen wala ñu traité comme moom di sàggan man daa koy tuddee sàggan sàggan du góor gi ci moom yow jigéen bu ko defee dama jàpp ne sàggan dara mais bu ko defee kon jigéen bu fekkee am na fi ci boppam dëgg yàlla warul nangu la te it waaw dama ci bëggoon teg dara rek ndax tamit dafa am phénomène boo xam tamit dafa am mu mel ni xat-xatu kër yi moo ko indi jigéen ñi léegi dañuy tàmm seen sët yi dañuy jël boole leen ak seen maam ñuy fanaan ci biir néeg yi ba mu yaatu trop waaw loolu tamit dafa yaatu trop waaw man ni waaw loolu waaw waaw ay waaw loolu xam nga kër yi xat na waaye man lu kër yi xat-xat di ko bu nekkoon man jàpp naa ne loolu mën a am lu mu xat-xat ñu jël sa bal waaye wala def yàlla wala ñu góorgóorlu fexe wute suñu mbokk yoo xam ne am na kër yi yaatu bu am ñu yóbbu leen ko ñu xamante ne góor man du ma jigéen góor bi bokk même couloir maanaam ñi jàkkaarloo ñu leen lu sàll bi yaatu jigéen góor nga faam loolu am sotti sama dafa leer wala maanaam xale bu jigéen ak xale bu góor dafa leer ne moom am na ak lu solaat bi sabel ñu leen seen doom bi ñu am jigéen dara boobu li moom ala ala at bu loolu tànkaamu ji la bu dee bu tiiraan bu julli nag du ko waaye nag xale ko bëri bi ma bàjjee na nga tekkale seeni kër yaay kii góor ci jigéen la kii la xamante ne bëri kii xamante ne bëri bu ma xëyee parent yu surtout bi dem ci ñoom chaque fois dafa leen war a xool li lay wax ne maa ngi benn parent boo xam ne yow moo wax ndax ñu ngi liggéey donc ci biir kër gi gis xale bu góor ak bu jigéen boo xool boo ko lay bàyyi ndax xam ne moom lu bëri la daanaka du am boo gisee un peu par la kii jabaatam la wala kii jabaat yaa la ci biir kër gi loolu ñu xëy di ndekki loo toog xale bi def loo xam ne muy gis ay poison yoo xam ne kenn mënu ko wax bu ko defee loolu day attirer attention xale bu góor bi muy gis ay awra loolu day influence bi yow loolu il faut nit ñu bàyyi ko ñu fexe jigéen ñi di wéyal seen i awra bëggoon naa guddal waaye émission bi ñeneen dañ koy bokk naa leen fi incha allah beneen yoon man la oustaz Mouhamed Ndiaye Oustaz Kane jazakumullahu xayran jërëjëf yàlla na yàlla fay la andaa xayral jazaaka jërëjëf oustaz Mouhamed Ndiaye gërëm nañ la bu baax a baax rafetlu tamit woote bi ak ponk yu am solo yi nga xam ne rek souligné nga ko te benn bu ci nekk rek mot ñu def ci émission fekk si tamit li nga xam ne moom lañ doon waxtaane kon oustaz Mouhamed Ndiaye Daaru Xan ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Daaru Xan ak waa Géejawaay yëpp di la gërëm bu baax a baax macha allah dafa am lu bëri lu mu indi waaye dafa ñu fekkoon ci benn ponk boo xam dañ ci nekk téléspectateurs yi ñoom moom 88 628 15 14 madame Sarr da ngay waxtaane li nga xam ne si moom moo di société bi di waxtaane kër gi mais tey fi ñu toll nii gannaaw dañuy dénoncer am na ci xale yoo xam dañoo nekk victime de viol mais kenn gëmu leen et pourtant dañu koy dund waaye bu ñu ñëwee di ko dénoncer si dañ leen di tànk xam ne duñ leen gëm loolu di dem ba jut ba ay at ñu mujj aussi
dérivé ci loo xamante ne gënalu leen moo xam góor jigéen wala sax lesbienne wala lu mu mën doon mais parfois tàmm gi ñu leen koy tàmmal mooy tax day dem ba bokk ci ñoom waajur yi bu ñu àggee foofu nan lañ war a def. waa xam nga li nga ne tàmmal bi ñu leen koy tàmmal day mel ni dafa dem ba dafa bokk ci ñoom. dafa am loo xamante ne moo garaaw ci xale bu ñuy violé. day dem ba dootul gëm boppam. 88 628 15 14. allo oui allo. maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay dalal. allo. maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay dalal bisimilah. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi déglu sa contribution. waaw ñu ngi lay déglu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu yow muy dalal gan yi. jërëjëf ñu ngi lay nuyu baax a baax bu baax. ñu ngi lay nuyu ñun ñoo ngi wootee cité pénitence. cité pénitence ñu ngi lay nuyu baax a baax waa pénitence. te Kër Massar ñu ngi leen di nuyu. di rafetlu émission bi. jërëjëf kontaan nañ ci yéen. bon dañ ci mënoon participer tuuti. yow rek la ñuy déglu. parce que maanaam dalal bi ngeen dalal gan yi. madame Sarr boobu ngeen dalal. def ngeen lu baax ngeen ko dalalee moom dund na cas bu mel noonu. bu ko defee sànq bi nga laajee ci sa question ndax tuumaalaate am na. dëgg la. moom waxul ne am na waxul amul tontuwul sax ci domaine boobu. parce que am na loo xam ne amoon na fii cité pénitence imam boobu ngeen déggoon ñu tuumaaloon ko fi ci affaire viol ba jàppoon ko. moom moo dundoon cas boobu. bon lu ngeen ko invité xaw ma jubluwaayu invitation bi moom moo ko sàkku wala yéen a ko xam invité ko. waaw moom xam nga émission bi du lu personnel. comme du lu personnel moo tax bëgguñu dugg ci cas vie privée nit ki parce que moom sàkkuwul ñun ñoo ko invité personnellement parce que yàgg nañ ko invité depuis léegi ça fait 5 ans. donc moom voilà loolu la quoi comme dañuy wax de manière générale te xam na nan la ak télé ak rajo di doxee moo tax toujours bu ñuy wax dañuy moytu di jël exemple ci suñu bopp. ok kon ñu wax de manière générale. de manière générale voilà. waaw kon ñu wax de manière générale. voilà donc de manière générale am na ñoo xam ne dañu leen tuumaal. takkal leen ay mbir bon bu ñu demee ba dernier moment ñu xam ne ñii ay tappale la woon dañ leen a taxal nangam. donc yooyu yëpp ñu société bi ñu war ko moytu. te ñu ci bëri ñu koy def ay intérêt àddina rek moo tax ñu koy def. te ñu ko ci bëre lu dul ay intérêt àddina. dëgg la. donc yooyu dafa jar moytu kilifa boo xam ne mag la ci ak kilifa di imam ca gox ba mu nekk. wala muy ab sëriñu daara wala lu mu mënti doon ñu taxal ko ci yu demee noonu yooyu nit ñi nañu ko moytu ko. waaye ku baax waaye dee day am ba mel day am. gannaaw yooyu yëpp tamit àllaaxira day am. ñu moytu. waaw ku baax bu baax émission bi. ku baax. allo waaw ma ni nekk kilifa warul mën a tax ñu waxal la loo xam ne defuloo ko ndax gis nañ fi kilifa yoo xam ne si moo xam sëriñu daara moo xam imam moo xam sax professeur wala leneen koo xam ne si ne tuumaal nañ ko dara waaye bi ñu demee ba ci biir dañuy gis ne effectivement lañ koy tuumaal loxoom mi ngi ci biir du caagin ni kilifa la rek du ko def. ndeysaan 88 la 628 15 14 ñi ngi koy gërëm bu baax a baax moom ma nga wootee foofu rek ca Kër Massar cité pénitence di leerlu rek ni madame Sarr sunu consoeur la ñoo bokk liggéey bi te bu sàkkwul ci ñu invité ko ndax man maa ko woo teg ko ci lii te mësuñu wax tamit ci lu jëm ci vie privée wala lu jëm ci njabootam ak yu ni mel te kon day wax ni rek lii day wane ni viol bi yaatu na ci réew mi ndax ñun ñii di toog tamit dañuy nekk victime li ñuy waxtaane mais parfois dañuy fàtte suñu bopp ngir mën a dimbali askan bi parce que lu ci ne dafay fekk ni balaa nga koy mën a wax da nga ci am xam-xam ndax li ñuy wax ku mucc ci xare moom moo xam la fa xew madame Sarr dafa am lu mu waxee waaye li mu waxee xëy na ñun duñ ci appesantir wu trop di ci taxaw di ci wax mais viol dafa yaatu ndax ñun suñu wàll bopp léegi la dañuy nekk victime ci loolu mais ci sunu ndaw wala ci sunu njaboot bu boobaa naka la ñuy comporté woo. waaw DJ Kader man dama kontaan ci intervention wu waa ji parce que àddina dafa doy waar. parce que suñu biir man maa ko njëkk a def émission. il y a 5 ans. il y a 5 ans. et tey bii mooy sama 4e plateau suñu biir. kon sama invitation duma ci am discrimination bi nga may invité c'était avant-hier seulement
xamal nga ma ci lan la ñuy waxtaan yàqalu ma ñëw effectivement soo gisee ma toog fii dugg ci boobu sujet parce que man je ne me culpabilise en rien je suis free je suis happy xam nga li ma la ku def sant yàlla ku def day ragal ku def du ñeme dëgg la mais nag aussi comme dañu nekk média te wax dafa jip xëy na wax tamit am na ca solo dëgg la man duma kuy sosal nit parce que pénitence boobu mu wax fa laa dëkk def naa fa 20 at xam naa fa lu bëree bëri yenn saa yi nag mbir dina am dañ la métti torop mais danga ciy sant yàlla ndax xam nga ne magum jëmm bu am 73 ans bu ñu ne dafa violé xale te ka la ko wax ngeen dëkk 20 at mu di xotti mbubb di la jox yaak say morom yaak waa dëkk ba di yëkkati ay conférence su 1,2 million di la may teg ko ci sa loxo nga di ko jiite saa yu taseeg yow yëkkati junni jox la su koor jotee mu yëkkati suukaru koor mbuus ma mu fees yebal ay doomam jox la kooku du la sosal lu rëy lu toll noonu du la ko sosal macha allah waaw xale bu ñu violé madame Diop wax na ko comme mu tudd kookoo ko violé parce que man may ma tuuti rek j'ai fait 20 ans à la cité pénitence kenn mosuma yóbbu sax ci chef de quartier yow na nga ne imam nga bés bu nañu kalaame ji la chef de quartier ndax viol jiiñ la fa ay ëmb loolu yëpp nga dund ko fa xale boo xamante ne 7 ans mosul génn ci loxo tànku yaayam jàngi école la ko tax a génn nga corrompre ko juróomi dërëm bala fukki dërëm di ko tëdde ba sa xol sedd yow ci sa bopp xam nga ne tu es un pédophile àddina taxaw di la xeexal